asalaamaaleykum mbokk yi mbégte ak bànneex la ñuy am dellu si waat ak yéen fii seen émission débat politique di jotaay boo xamante ni dañ fiy rek waxtaanee actualité tey nag dañ siy jël ki nga xamante ni tey moom mooy juge Amadou Deme nga xamante ni moom moo jiite mouvement politique bi nga tuddee ensemble monsieur le juge est-ce que mën nañ la ko woowee ba tey sax ñu ngi lay nuyu di la ziar. Seydina maa ngi lay nuyu di la remercier bu baax ci sa invitation. waaw monsieur le juge tey moom sénégalais yi ñoo ma ko décidé tuddee. parce que man sax nit ñi lu ñu xamul mooy man procureur laa woon. je n'ai été juge qu'une année. donc sama carrière yëpp procureur laa woon. mais bon nit ñi magistrat juge rek lañ koy woowee. sénégalais dañoo ma koy woowee. sinon ñenn ñi suñu bëggee mën nañu ma woowee Ibrahima Deme. ça ne me gêne pas. ça vous gêne pas d'accord mais tey bu ñuy wax actualité moo tax ñu woo la te mënuñuy wax actualité te ñëwuñu ci mbirum Boubacar Seye mbiram tamit tënku ci wàllum justice li nga xamante ni sa domaine la tey dossier boobu tey noo ñu ko mën a jàngatalee monsieur est-ce que jaar na ci yoon. waaw gis nga Seydina. li may wax réew mi. fu ñu toll nii dañoo toll ci benn niveau bu doy waar. boo xamante ni dérive yi dañoo jéggi dayoo. xam nga nit liberté. liberté lu am solo la ci doomu aadama. conquête yu bari yu ñu def. ci droit yi. c'est pour ñu mën a assurer liberté nit ñi. moom mooy citoyen bi ñu def lépp pour assurer ko ni même su fekkee tooñ na. ñu xool yan moyen la ñuy def. pour ñu àtte ko ci yoon. ñu xam ni tooñ na ñu am ay daan yuñ ko teg. sans ñu priver ko de sa liberté léegi fa la ñu toll. gis nga mbirub Boubacar Seye bi. li muy wane rek moom mooy li am fayitu état. parce que dañu saa yu ñu waxee ni côté état. yéen am na doxalin bu baaxul. ñu ñëw début bi dañ doon ñëw def ay conférence de presse menacé ak yooyu. mais léegi de plus en plus avec cette affaire-là. ils sont passés à un niveau supérieur. maanaam ku wax ñu parce que xam nga nit sooy gérer. ay deniers publics ñoom li ñu yore dañ leen ko dénk. su amee ay financement yu fi ñëw dugg fi tamit du seeni xaalis. du xaalis ñi joxe financement parce que ñooñu suñu financé ñun dañ koy fay. suba ak jàmm mais mbir yi war na mën a jaar ci yoon même su fekkoon ay don la sax don yooyu léegi ay deniers publics la. deniers publics suñ koy gérer dañ ko war a jaaral ci yoon. est-ce que mën nañu wax Seydina ni depuis. président Macky Sall nekk fi moom ak ñi muy liggéeyal ñëpp lépp la ñu jaaral ci yoon. loolu xel mënu ko nangu. parce que rapport OFNAC rapport IGE rapport Cour des comptes ak yeneen. ARMP ak yeneen organe de contrôle yi chaque fois leneen la ñuy wane. mais léegi nag su fekkee moom wax na sax loo xamante ni ñoom jàpp nañ du dëgg. man pour man ñaari yoon moo am. benn bi ñoom ñu indi les preuves contraires. exactement ñu bàyyi sénégalais yi àtte. beneen bi même suñu utiliser la voie judiciaire. man gis nga mbirub diffamation. wala mbirub diffusion des fausses nouvelles. journalistes yi fi nekk man gis naa benn organe de presse benn journaliste moom condamné nañ ko 30 fois. sursis dama ne sama collègue sax kii kay jaratul ngeen di kon parce que xaw ma lan muy sursis. mais pratique bi moom mooy dañ lay condamné la ay dommages et intérêts. yow ñi nga xamante ni jàpp nañ ni tooñ nañ la. mën nañu ñëw après exécuter loolu. mais man li ma xamoon ci diffamation ak ci diffusion de fausses nouvelles. citation directe lañ koy def nit ki ñëw comparaître libre. parce que procédure boobu kenn mënu ko def flagrant délit. maintenant man damay gis ni dañ koy def ko information. information moom mooy loo xamante ni dañ ko war a leeral juridiction def ay gëstu. ñoom puisque am nañ lépp les preuves contraires nañ ñëw devant le juge. convoqué nit ki. ñu condamné ko nag sénégalais yépp xam ni kii li mu waxoon du dëgg. exactement mais pourquoi priver la liberté à des sénégalais yu am kaddu parce que moom. li muy wax domaine am la war na ci àddu. su fekkee parce que man
du ma dugg ni moo deful parce que suba ak jàmm soo duggee ci loolu. li mu wax li am na wala amul keneen dana wax loo xamante ni peut-être amul ñu jël ko dugal ko ci kaso. même su fekkee lu mu wax li amut lii loolu état bi war na jël ses responsabilités ba wane ni amut. amul lu gën a bon nga am discrédit nga wax ngay kilifa nga wax dara ñëpp wane ni lii amut. man de jàpp naa ne loolu moom moo gën a metti kaso. mais su ñuy jàpp nit ñi di leen dugal kaso man pour man dama ko jàppee tentative de musellement. mooy kenn bu mu waxati. réew mi nag Seydina mënuñu nangu ñu koy yoree ci condition yooyu. te li may gën a regretter aussi moom mooy. justice rôle bi mu ciy joué. ban rôle la ci joué. mais rôle bi mu ci joué moom mooy ñoom. magistrat yi mais lan moo waral ni ñu leen di jox ay ordres parce que lii xam nañu manifestement les ordres sont venus d'en haut. ah oui. ah mais loolu amul. nuñ ko xamee ah oui Seydina. non mais affaire bi. man je pense que suñu bàyyi woon mu jàll sax. xam nga dans la. loolu gis pédagogie sax dégg naa ay depuis mois d'octobre la woon xaw ma. waaw mais am na yeneen wax yu ñu fi wax. am na yeneen wax yu ñu fi wax man. comme yan. par exemple ñoom seen responsable ci seen bopp ñoom seen biir ñu ngi accusante ay détournement. waaw. da nga fiy gis ku taxaw nekk kilifa ne tel sàcc la. tel moo jël lii. ministère de l'agriculture nii la def ak naa la def. am na fii benn député vice-président de l'Assemblée nationale mu taxaw. ne gars yi affaire mbay mi dañ cee def ay détournement. lan la ñu mujjee ñu ne réglé nañ ko seen biir. mais gis nga citoyen yi. dañ leen war a teg sur un même niveau. warul am citoyen boo xamante ni soo bokkee pouvoir mu assurer la impunité. soo bokkee feneen ñu ne la yow justiciable nga. te ñu lay teg loo xamante ni waruñu la ko teg. dëgg la waaw loolu justice war na dépasser loolu te man damay artuwaat man magistrat yi seen organisation. te gis nga Seydina li xew justice récemment lu doy waar la. comme ah ouais? Pour la première fois nit ñi dañ koy fàtte. gis nga le président de l'UMS. ki nga xamante ni moo jiite. juge Téliko. waaw juge Téliko Souleymane Téliko. moo jiite organisation magistrat yi. UMS man nekkoon naa secrétaire général adjoint UMS. article premier UMS c'est une organisation privée même. mooy ñu assurer l'indépendance de la magistrature. nañu jéem def suñu kéemtalaay kattan ba assurer l'indépendance de la magistrature parce que magistrat bu amul indépendance doo dara. oui mais kooku taxaw wax dara loo xamante ni jàpp nañu ni lii amul mais loolu sax dafa am parce que dafa ne ni dans l'affaire Khalifa Sall. mais juridiction internationale it ñun dañoo war a éviter suñuy décision ñu koy remettre en cause. te ñun ñoo doon droit sénégalais ñun ñoo doon inspirer les autres juridictions internationales. suñuy magistrats yi fay dem suñuy décision lañ doon jël di leen inspirer su fekkee léegi ñun ñooy ñooñu dañu raser chaque fois war nañ xam ni am na loo xamante ni lu doy waar lu am. loo xamante ni dañ ko war a xoolaat ci suñu doxalin. kooku ñu jàpp ko ci wax boobu ñu traduire ko devant le conseil de discipline sanctionné ko. loolu tamit kii de musulman la. moom mooy yow mii te membre conseil supérieur la woon da doon représenter collègue am yi man tamit nekkoon naa membre conseil supérieur. koo xamante dafay représenter ay collègue am su fekkee amul lu mu wax ñu ne ko noppil soo noppiwul rek ñu ne la violation d'obligation de réserve. gis nga réew mi depuis quelque temps ñu ngi jéem a di dem ci dara loo xamante ni dictature la. dictature bu doy waar. dictature bi kay taxaw na léegi. dëbu na. xam nga dictature bi taxaw na ni nañu xam nag. te loolu man dama ci artu président Macky Sall. parce que c'est le seul responsable. amul beneen responsable bu dul moom. na xamante ni réew mii di Sénégal. nit ñi dañoo juddoo ci démocratie. màggee ci ba fu ñu toll. démocratie moo ko teg fi mu nekk. na xamante ni les Sénégalais ne sont pas encore prêts à renoncer à la démocratie na ko xam dugal ko ci boppam. na ko xam. est-ce que gënuñu koo xam. parce que non les Sénégalais ne sont pas prêts je pense que daf koy fàtte. wala dafa yaakaar ni beneen Sénégal lay jiite.
na xam ni sénégalais yi démocratie jaral na leen du ne réew suñ la ko joxee ci jekka ci teranga te yow say promesse de campagne ak say slogan yépp nekkoon naa teg réew mi ci dëgg naa ko teg ci maandu naa ko yore ci maandu naa assurer l'indépendance de la justice nga ñëw nga def tout le contraire li nga digga woon loolu je pense que c'est extrêmement grave loolu war nañ cee taxawaat bu baax a baax a baax jéem a xoolaat moom mu xoolaat su fekkee am na ñu ko mën a artu nañ ko artu parce que fu mu toll nii dérive yi ëpp na mais tey si wàllum yoon Boubacar Seye yan chance la am pour génn ci jafe-jafe yi mu nekk chance bi moom du ci mbirub droit parce que su fekkoon ci mbirub droit la rek du dugg kaso waaw léegi nag chance bi peut-être que su fekkee l'opinion publique taxaw nañu les forces vives de la nation taxaw nañu wax un soutien de principe soutien bi du man ànd naa ci li Boubacar Seye wax ak ànduma ci dama jàpp ni ñu ngi ci un pays de liberté nit ñi war nañu wax lu ñu xalaat te duñ ci xalaat suba ak jàmm dugg kaso loolu moom mooy principe bi ñëpp taxaw jàpp ci soutenir cause boobu ba yenn dérive yi du amati mbokk yi tey fàttali ñu ngi fi dal juge Amadou Deme jiite mouvement bii di ensemble tey bu ñu ñëwee si beneen ponk jëm ci wàllum politique mouvement bi nga xamante ne dirigé nga ko yow foo féete parce que bari na ay coalition fi mu nekk nii ay ñëm bu ñëw Abdou Mbaye ngi fii bu waa PDS ngi fii ay Sonko ngi fii tey juge Deme si ban catégorie lañ ko war a mën dugal. waaw ñun ñu ngi depuis près de 2 ans ci CRD congrès de renaissance démocratique avec Abdoul Mbaye Thierno Alassane Sall Mamadou Lamine Diallo bu tekki LD Debout taxaw tem et cetera am na yeneen organisation politique yu ci nekk ñun depuis boobu fa la ñu nekk ñu ngi def liggéey boo xamante ni jàpp nañu ni pour gën a taxawal opposition boo xamante ni nag du nekk rek opposition comme yi fi nekk xam nga lii fi am tey dafay wane ni sénégalais war nañu toog xoolaat bu baax politique bi doxul parce que non en réalité su fekkee ni dañuy amaat imaginer ñu amaat fii changement beneen changement ñuy defaat nit ñuy def dana am ñoo xamante ni dañuy pare ci politique bu ñëpp defee ni yow kat changement dina fi xam parce que yow élection yi passé nangoo sax joxe consigne de vote yéen da ngeen suivre man joxe naa consigne de vote xam nga teeluma koo joxe parce que c'était pur nga àndaloon je pense compliqué waaw Issa Sall voilà mooy pur Issa Sall la ñu soutenir woon parce que ñun dañoo teg ay critères ne ñun critères yii nii dañ ko teg c'est à partir de ces critères la ñuy xool choix yombul woon parce que nit ñi jàpp nañu ni koy tànn dafay war a fekk kooku am chance gagner mooy li ñuy wax vote utile am nag benn mag imam la mos ma wax dara ci vote utile mu ne xam nga lan mooy vote utile ma ne ko maa ngi lay dégg mu neen vote utile du nga votel ki nga xamante ni yaakaar nga ni dana gagner wala yaakaar nga ni moo ëpp chance pour contrer le pouvoir le vote utile mooy vote boo xamante ni da nga ko def conformément ak yow say xalaat say aspiration ak qualité yoo xamante ni moom nga gis ci homme politique bi nga duggee ci isoloir nga ne man sama digganteeg yàlla de kii laa jàpp man moom moo gën a am qualité yi pour mën a nekk président de la république. mais moom tey ñu ngi koy dégg ci mouvance présidentielle. waaw mais nit ñi yaakaar rek la ñu mën a am. foo gis yaakaar rek la ñu mën a am. xam nga voté ba léegi bi ñu koy def nit ñi yaakaar la ñu mën a am. ñun l'essentiel ñun li ñu taxoon jóg moment bi ñu koy def au temps te bi ñu peser sous-peser dañoo ne critères yi ci moom la gën a jëm. ci juróom kànda. dama la ko laaj pour ñëw ci benn ponk bu ma bëgg a dugg ak yow est-ce que tey jotul tey ñu xoolaat suñu homme politique yi parce que su ma waxee loolu aussi maa ngi xalaat mburoog soow bi nga xamante ni mooy actualité daanaka Idriss Seck ak dem rallier ak Macky Sall Issa Sall bi nga xamante ni aussi comme ni nga ko xalaatee aussi ñu ngi koy tudd ci mouvement présidentiel naka la ñu war a mën a tey
yan critères lañu war a mën a teg pour mën a ràññee carrément kii war nañu mën a am yaakaar ci moom. waaw dana jafe. dañoo lëndëm nag dana jafe politicien. mais nag taxal ma waxal la. man day jàpp naa ni cohérence ak constance lu am solo la. mais nag looloo jafe. waaw mais jafe. ak idéologie. waaw mais déglul ma waxal la jafe na mais am na. suivre nit ñi ñëpp. ñu commencé def politique. non ba fii su ma suivre ñëpp moom kenn doyu ma si. ah man de jàpp naa man. koo ci yaakaar mu xëy dem naka muy waxtaan guddi. waaw mais Seydina. man maa toog ak yow tey nii. xoolal bi ma commencé politique ba tey. décision yi ñu jël. ak wax yi ñu wax. nga xool ndax sàmmoo nañ ko wala sàmmoo wuñu ko. man loolu laay wax man dama ne duñ ma vaar. foog naa champ politique bi ñu ko fi mën a wax de même dans l'opposition bëriwuñu. wax lii tey wax léeg-léeg suba. wax lii ngir sa intérêt. wax lii parce que yow da nga jàpp ni lii man opposant laa lii du arranger pouvoir bi naa ko soutenir. bépp décision bi may jël li may teg ci kaw mooy dëgg. ñaareel bi mooy intérêt réew mi. ma wax ko nag man ci ni ma xalaatee. loolu laa war a waxee mën naa ko seede parce que waxtaan nañ benn jour émission. nga ne ma product bi nga xamante ni moom la ñuy wax lu baax la ci réew mi. su ma jumalee waxoon nga ma ko. waaw te donc loolu jamono yooyu jafe woon na nga bokk ci opposition bi di rafetlu yenn projet yi nga xam ne ñu koy teg. mais Seydina. damaa dem nag seeti ji Prodac mooy lan. voilà. xam nga Prodac yaa vous avez bien fait de le rappeler. Prodac man sama conception. bi ma am ci développement. mooy développement par les terroirs. Prodac moom mooy lan dañuy créer ay DAC domaine agricole communautaire. ñu ñëw ci benn bërëb. ñëw jël surface bu bari ay centaines d'hectares. ñëw ne nañu def suñu kéemtalaay kàttan ba aménager ko. indi ndox. indi matériel yépp mettre ko à la disposition des jeunes. pour ñu toog. fa waroon xeex sax immigration clandestine bi nga gis nii. oui possible. te tamit même ñi nga xamante ni ñu ngi béy yore seeni suuf foofu. mën nañ ñëw jël ci matériel bi. luñ koy loué lu symbolique la. xam nga ñu defoon ci ñu waroon cee def 27 milliards. finalement. 29. finalement. déedéet finalement Seydina. dem nañ ba def ci 35 milliards. man ma ne lii vision bii. ak liñ ci wax rafet na mais naa dem vérifier ji. bi ma demee vérifier ji. dagg yi ñeent la waroon nekk. Kër Sambaloobe. fii ci Bambey. Kër Momar Sarr ci Louga. Itato Sédhiou. ak Sédhiou mooy Cefa. bi ñu demee Cefa rek moom moo ci pare woon yeneen yëpp. après 5 ans de fonctionnement. 5 ans bi ñu lancé kii bi. Cefa rek ñu dem defi demande au préfet yëpp ñu dugg ci biir mais liñ ci gis mais il était prévu 30 000 emplois. jàpp naa ni Prodac 35 milliards yooyu amul sax une centaine wala un millier de personnes bi ci liggéey donc c'était un échec cuisant. mais vision bi amoon na solo. mais nag doxalin bi moo sellul. ni ñu doxalee projet yi fi nekk yépp moom mooy nit ñi lu leen intéressé moom mooy. jot ci xaalis réew mi politiquer ko te lu ci gën a grave mooy personne ne rencontre. doo gis personne ne rencontre te gis nga vous avez bien fait de parler de Prodac parce que xam nga Prodac. enquête bi suñ ko mënee tuddee enquête inspection bi ci am. inspection des finances ministère des finances moo ko def. xam nga boobu ñu ngi dégg sax ñuy naan ni. waaw ñoom ñaar am na. ñoom ñoo ko def wane luubal yi ci nekk ñoom donc seen biir suñu demee ba administration bi ci biir ñoo wane luubal yi ci am. nga xamante ni c'est extrêmement grave. waaw donc ñun mais ñun bala ñoo koo wax bala ñoo cee jël ay kii dem nañ ba yegg fa xool. gis déglu gars yi. mais teewul ba directeur bu bees ba mu ñëwee dafa ne moom xaalis bu ñu ko waxoon fa la ko fekk te 4 DAC yëpp daanaka pare na léegi. 35 milliards je pense que xaalis la. waaw xaalis bu takku la. 4 DAC yi ba tey nii. demal kër Sambaloobe fii nga laaj leen ana DAC bi. demal kër Momar Sarr demal Itato Sédhiou
kii Kédougou. nga laajte fële de fekk naa fa ay immeuble yu rafet. fekk naa fa mais ñi ma fa gis ñu fay toog di liggéey wax dëgg yàlla. motuñu 30 personnes. waaw quand on nous parlait de projet bu war a mën a liggéeyloo. 30 000. non 30 000 la woon pour Sédhiou. mais près de 300 000 jeunes. je me dis quand même que loolu waroon nañ ko mën a saytu. pour wax ko mais un état qui n'évalue pas du ñu évaluer du ñu sanctionner. lii rek lay mën a jur. tey jamono ji juge Dème yaa ngi regretté lu tax nga quitté justice bi de créer ce mouvement dugg ci politique bi. pourquoi nit ñi di bëgg man may regretter. non du question regret parce que tamit parce que ñu bari non boo gisee ma wax loolu. parce que ñu bari dañ dem ba benn instant ñu ne Sénégalais yi peut-être bëgguñu avancer parce que tey des hommes de valeur yi nga xamante ni xamee nañ leen. politique yaa ngi nii parrainage sax amul ñaar waaw kay amuma parrainage. politique loo gis. man Seydina. loo gis da nga ciy jiital yàlla. da ngay gëm yàlla. mbir su jotee rek day sotti. politique dugguma ci. pour coûte que coûte naa am dama koy wax chaque jour. am nga ci ay ambition. man am naa ci ay ambition te naa la ko wax. mais la première victoire bi may convoité en politique mooy une victoire morale. li ma la wax nii kenn du ma vaar. xam nga def naa émission yu bëri. def naa ay intervention yu bëri yëpp a ngi ci internet bi. nit ñi nañu dem xool. ak samay position. lu waroo ak samay actes yi may jël lu ci waroo su ko nit ñi gisee nañ ma ko indil. wax ma ko. non dara waroo. waaw léegi nag leneen li moom mooy li nga jàppee ni c'est un échec. échec bi teel na di ñun 2 ans et demi rek la ñu def ci politique bi. xam nga 2 ans yu bëri yi loolu 2 ans et demi loo ci def. xam nga Seydina dara gënul neex nga am sa indépendance. ñu ne magistrat liñ koy jàppee am na statut beeg yow la man. su fekkoon damay choisir rek lu ma gënal. poste bi ma nekkoon ak poste président de la République quand tout marche. dans un pays ma jël poste bi ma nekkoon magistrat. nekkoon sax ma ne benn juge d'instruction Kédougou sax man moo ma ko gënal. moo ma gënal nekk président de la République. loolu woon sama jëmukaay. su ko ñeneen mënoon remplir normalement nañ ko def. parce que politique da nga perdre yu bëri da nga sacrifier yu bëri. yombut. waaye na nag. je pense que réew su fekkee ku ne day xool li yomb nag yombut. réew mi du mës a taxaw. leneen lu am solo li moom mooy ngay def looy gëm dafa neex. man tey ni may wax ak yow nii su ma nekkoon sama bureau fee. nekk magistrat am na sama collègue yu bëri yu ma xam. ñu jub ñu maandu ñu bëgg liggéey ñu bëgg wax li may wax nii mais mënuñu ko. man j'ai la liberté de le dire. maa ngi dem di ñëw yàlla nga may suturaal tamit. maa ngi am boo gisee wax loolu. waaw mais léegi côté politique bi aussi. man ba tey nii fu ñu toll maa ngi ciy sant yàlla bu baax a baax a baax. ah oui. bu baax a baax a baax. nous sommes en train de faire un travail. xam nga politique nit ñi je pense que avec les réseaux sociaux dafa am benn genre bon je me dis une sorte de dictature ñu ne politique nii rek lañ ko war a defee non non. ci réseaux sociaux yi. politique ku ne dafa am choix ni mu koy defee. man xam nga tey Thiès laa jóge. nous sommes l'une des rares organisations politiques bu implanté wu dans les régions. ñun suñu siège bu gën a mag Thiès sa nekk. ok man maay responsable bu gën a mag bi candidat la mairie Thiès. suba ak jàmm xam nga ñu ngi ñuy enregistré. mën nañ la wax ni man gañe naa mairie Thiès ak ñi ma àndal mën na la bett. mais nous sommes en train d'y travailler. mën na leen bett peut-être li ñuy wax ni danañ ko tegaat. nous sommes en train d'y travailler de manière méthodique ak lu conforme ak ñun nu ñu jàppee ni noonu la ñu defee politique. parce que gis nga Seydina ñu bëri lu ñuy jàpp man bi ñu commencé politique am na kenn ku ma interpellé parce que kooku peut-être looloo taxoon mu ñëw ànd ak ñun. mais grand yow amuloo xaalis ngay def politique. ma ne ko aw ma xaalis man kay am naa xaalis. maa ngi liggéey. di suturlu. bon je fais partie peut-être des privilégiés.
parce que bàyyee magistrature tamit maa ngi liggéey en tant consultant. en tant qu'expert maa ngi jàngale université. mais non xaalis boobu moom mooy milliards yeeg millions yi nit ñi liggéey. ma ne défi ñun bi ñu am. alalu askan wi. défi bi ñu am moom mooy cohérence d'ensemble moom moo baax. man lu ma jaaxal mooy suñu classe politique bi opposition comme pouvoir dañoo jàpp ni ay moyens ay milliards. moo war a mën a tax nit ñi accéder au pouvoir wala garder le pouvoir. te jàpp naa ni. kuy xalaat loolu soo ñëwee fii ci kaw mënuloo changer mbir yi. parce que nous sommes dans un état dans un pays où les moyens sont limités. les besoins sont illimités. donc il faut que nit ñi mën a yaxanal. di liggéey ci yaxanal te ñun. Seydina xam nga formation à l'éducation citoyenne. nit ñi di ko wax école du parti. liñ ci def de yaakaaruma ci yaakaar nag laa doon. ku def plus que ñun nañu wax ni am na beneen organisation politique bu def plus que ñun. université d'été daaw liñ ci def xam nga ni ñun ba fu ñu toll nii. on a organisé 2 séminaires sur le rôle et la responsabilité de l'élu local en vue des locales à venir. dërëm génnewuñu ko dërëm mën naa la wax ni ñu ko defee te génnewuñ ci dërëm. loolu ma baaxee ko yeneen organisation politique. te nga dañ pour yow rek bu ñëpp xamee. déedéet doo gaaw yegg de. man dama bëgg gars yi xamee ci parce que il faut rationaliser les moyens. am nañu suñu siège. expert bi di ñëw ñun mësuñu fay ñi intervenir daanu amul kenn kuñ ci mës a fay. kenn moo naroon ñëw defal ñu benn lu tax ma koy évoquer li ma wax moo ma marqué. ok defal ñu war a jóge Dakar le doyen Mody Niang ñëpp a ko xam. Mody Niang mu nar ñu defar ñun suñu première kii bi dañoo ne éthique et politique. ñun loolu moo jiitu lépp. éthique nan lay njub di gën a duggee ci politique. woo ko. waxtaan ak moom ne ko doyen dañoo war a def mag la. ma ne léegi man sama chauffeur mën na la ñëw jël si mu ne ma déedéet dem. parce que am nañu ay rapport mu ne ma déedéet dem man lii nga xamante ni mooy man maay dawal sama oto parce que mag la. jàpp naa ni bon moom peut-être warul woon dawal oto. mu ne naa ñëw dawal sama oto carburant bi ma ci def ak li may fay péage bi loolu sama contribution lay nekk. macha allah. mu ñëw dawal ñu pare timis bi ma koy woo après ay 21 heures mu ne ma man de j'ai pris la droite rek dama jël noonu dawal ndànk ba yegg sama kër. yegg Dakar. c'est ça. amu ci kenn ku ñu mës a jox dërëm. on a fait un séminaire. képp kuy ñëw participant bu ne dañ lay ne na nga joxe 1000 francs nga indaale 1000 francs pour assurer la pause café. ok jeex na képp kuy ñëw di bëgg am xam-xam xanaa 1000 francs war nga ko mën a joxe. jeex na amul benn dërëm buñ ci génnee ñun. donc voilà et on organise parce que parti yu bëri wala organisation yu bëri balaa ñoo def yooyu dañuy demander financement des ONG. loolu moo tax ma ne gis nga nit ñi mën nañ réussir yu bëri. il faut qu'on cherche rationaliser les moyens. mais te man jàpp naa ni politique. xalaat bi au-delà de tout. au-delà de tout lan la ñu soxla xaalis bi ñu soxla pour dem gisi nit ñi la. pour dem gisi nit ñi waxtaan ak ñoom man maa ngi dem di gis Thiès waay depuis 1 an et demi mais am naa sama oto. maa ngi sant yàlla carburant bi may Thiès mën nga ci circuler une semaine du mot 10 000 francs. mais loolu maa ngi ci sant yàlla. donc loolu soxlawuma man dama gisul xaalis bi nit ñi di wax ci politique pour lan la wax dëgg yàlla. maintenant su élection pas jege ay caution ay kii ak yooyu te man caution bi man dama ne man ànd na ak parrainage xam nga man parrainage yaa ngi wax léegi daanu naa ci. daanu nañ ci d'accord. on n'avait pas le parrainage et ñun dañoo teel a ne amuñu parrainage demuñu mais pour man parrainage man moo ma gënal caution. ah oui. parrainage moo ma gënal caution parrainage bi nañ ko jaarale ci yoon rek. te jàpp naa ni tamit kenn warul mën a ñëw di laaj baatu askan bi te mënuloo parrainage suñ ko jaaralee ci yoon. ñun am na loo xamante ni lu bari comprendre duñ ko woon parrainage lu bees la woon. mais parrainage suñ ko defee jaaral ko yoon.
au moins il peut y avoir 10 à 15 candidats yu mën a ñëw. ba 20 sax. mais lan moo waral sa diggante ak Ousmane Sonko mu xawoon parce que ay jamono ñu bëri ñu naan juge Dieng war na mën a ànd ak Ousmane Sonko war nañu mën a ñu bëri dañu doon boole lu ci bëri. mais gis nañ ni entente bu ànd boobu musul am. waaw léegi loolu moom nit ñi. entre lu ñuy wax man Ousmane Sonko on s'est rencontré au moins 3 fois. donc waxtaan nañu. bon saa yu ma waxtaanee man dama am ñoo xamante ni dama bokk ak ñoom. dama leen doon wax parce que am na benn moment ñun bi ñuy def présidentielle bi. benn moment ñu bëri neewoon nañ ma il faut ñu jàppale Idi. man li ma leen wax moom mooy lii. su fekkee ni man. nangu naa démocratie di waxtaan ak yéen pour ñu waxtaan ba trouver une majorité. mais am na yenn décision yoo xamante ni su fekkee dañ ko nar a jël man ma génn ma démissionné man ma bàyyi politique moo ma gënal may endossé yenn décision yi. mooy endossé décision comme jàppale Idi. bàyyi politique moo la gënal. parce que bi ñuy dugg ci politique. am na li ñu doon xeex benn classe politique bi fi nekkoon. bi amoon yenn pratique. am na tamit loo xamante ni man du ma ci dugg bu baax du ma ci xuus mais Ousmane Sonko su fekkoon na conforme na. ak li ñu jàpp ni moom mooy modèle d'homme politique ñu ànd ak moom. modèle homme politique bi ñu bëgg ñu ànd ak moom. loolu tamit je tenais à le dire du ma ci dugg. parce que nit ki. en tout cas maa ngi àndal ñi nga xamante ni. ñoom nga gis Thierno Alassane Sall. Mamadou Lamine Diallo ak yooyu. neewuñu nag. ñun am na ñeneen sénégalais yu ko gëm yu mën a ànd ak moom il est en pole position loolu lu baax la mais dañu koy préciser aussi. waaw dañuy préciser loolu nit ki tamit da ngay cohérent. ñun ànd ñoo ak moom parce que am na loo xamante ni gis nañ ni répondre ci critères yooyu. loolu moo tax ànd ñoo ak moom. waaw te wax nga ko sànq si biir wax mooy dernier point bi nga xam ne ñu abordé bëgg nga yóotu mairie Thiès. la Thiès yan projet nga am ci mairie Thiès ak lu fa nekk boobu ba tey da nga jàpp ne dara doxu fa. waaw xam nga ñun bëgg def politique bi. ak bëgg projet municipal Thiès bi. dafay procéder ci benn constat. mooy gis nañu ni wax dëgg yàlla. li ñu gis ni ñu yoree mairie Thiès. depuis très longtemps. nekkul lu ñu gënal. population yi mënuñu la sax wax. kat mooy seen maire. mënuñu la wax sax mairie lii la fi réalisé. Thiès lu fa am ñun moom gis nañu Promoville c'est un programme de l'État. Promoville defar nañu ay tali. Promoville programme état la vraiment loolu tamit dañ koy constater parce que dëgg la mënoo lu ne loo gis mu ne mu fës mënoo ko jeex. parce que man tamit politique laay def mais je n'ignore pas loo xamante Promoville def na fa ay tali yu bëri sax. am na ay Fonroche les lampadaires solaires là. ñu ngi fa macha allah am na lu mu changé. mais pour nga gis lu mairie bi def. c'est extrêmement difficile. ah oui. waaw sincèrement lu dul jël suuf nit ñi. nangu ko jël ay espace vert. spolier les populations gis nga problème désaffectation bi fi nekk. ñoom daal defaru lu ñu population yi mais nangu seeni moomeel la ñuy def. en complicité nag avec l'État. parce que loolu mairie rek mënu ko def. donc voilà ñun ñu ne lii ñun jàpp nañu ni. mën nañ ñëw ànd ak ay population yoo xamante ni ay Thiessois yu bëgg Thiès yoo xamante ni jub nañu. maandu nañu nangu nañu liggéey. ba cette donne la changer parce que loolu kese la man qualité homme politique. gars yi parfois dañuy naan kay amul xam-xam man ça me fait rire. Seydina xam-xam bi mu ngi ci nit ñi. on a besoin ci njiit esprit de leadership la ñu soxla. moom mooy koo xamante ni même su bëriwul xam-xam. mais mu xam ni liggéey yenn yi boroom xam-xam ñoo ko war a def mu jox leen ko. Paul Kagame ban école la génne ban diplôme la am mais il a changé complètement son pays. parce que am na yéene bi am na volonté bi jub na maandu na. mais Thiès nag du yomb parce que dañu naan am na borom Thiès koo xamante ne ça fait des années je pense que ni mairie ba bu ko gañewul tamit ku fay nekk moom la fay teg. maa ngi wax Idrissa Seck parti réew mi ñu am loolu doole Thiès ñooñu na nga fas yéene jàkkaarloo ñoom. waaw xam nga borom Thiès moom du borom kenn.
fépp borom yàlla la yàlla fa moom yàlla nag dana am ci nguuram benn parti bu muy jox ay nit waaw léegi nag Thiès c'est vrai depuis près de 16 ans Idrissa Seck ak waa réew mi ñoo koy gagné mais jàpp naa ni Thiès waay gën nañu yeewu ci loolu man gis nga ñun suñu candidature ce n'est pas lié aux récents événements nee naa la depuis 20 mois ñu ngi ci jàpp nañu ni Thiès waay soxla nañu leneen lu dul ay politique yoo xamante ni mbirum naxe la amul dara lu concret lu ñu liggéeyal Thiès parce que avant tout il faut que nit ñi wane ni bëgg nañu seen gox bëgg bi nag dafay ànd ak yéene bu sell pour mën a liggéey gox bi ànd ak waa gox bi nag ñun ni ñu bëggee def suñu programme lu yomb la ñu ngi dem di gis waa Thiès ñu ngi leen di laaj parce que ñun jàpp ñu ni qu'on a le monopole des bonnes idées taxaw rek ni non lii la ñuy def Thiès déedéet am nañu ay xalaat dañ koy booleeg xalaatu nit ñi déglu leen laaj leen suñu boolee lépp nag ñu xool ci tamit li nga xamante ni ay priorité la ñun suñu projet suñu programme xanaa da ci bokk moom loolu jàpp naa ni assainissement ñu fu bëri fu ñu dem assainissement ça revient mais jàpp naa ni loolu yeggaguñu foo xamante ni mën nañ ne lii la ñuy kii parce que ñu ngi consulter Thiès waay consulter guñu ñu gën a bëri. non mais yow est-ce que en tant que doomu Thiès est-ce que vous avez besoin de consulter la population. waaw jafe-jafe daa wax ak ñoom. Thiès c'est une ville de 59 quartiers. waaw 59 quartiers yëpp ñu ngi koy sillonné. waaye ne man sama quartier. bi nga xamante ni mooy Jaxaaw. mënuma la wax ni dugg naa ci kër yëpp. c'est près de 2000 maisons mënuma la wax ni dugg naa ci yëpp. donc voilà bëgg nañu déglu le maximum de Thiessois possible. ñu wax ñu xelal ñu. ba nag suñu jàppee ni am nañu benn masse critique. de personnes yu ñu déglu. ñu xool ak ñëw définir taxawal. ne ñun puisque mënuñu régler problème yi yëpp. ñu xool ci les problèmes prioritaires. et les urgences parce que luy jiitu ci rupture yu ñu war a am moom mooy kiy jiite tamit xam ne mënoo régler lépp nga wax ni dëgg parce que man c'est programme fleuve yoo xam ne dañ lay wax jox la 30 pages. Intellectuel dana ko lire sax du ko comprendre programme yoo fi gis yëpp pour man programme mën na porter sur 2 pages. ñu axé ko sur des urgences sur des priorités et surtout sur les besoins. sur les besoins yoo xamante ni identifié nga ko. waa gox bi waaw si c'est 5 axes par quartier sax baax na. quartier bi suñu réglé 5 axes ci benn mandature. keneen ñëw def leneen. je pense que dinañu am na solo en tout cas waxtaan bi am na solo trop la ngay tëjee tàggatoo ak mbokk internet. waaw di la sant Seydina bu baax di la gërëm ci liggéey bu am solo bi ngay def. merci beaucoup. liggéey bi am na solo lool. espace de liberté la. soxla nañ ko soo ñëwee ak sa invité da nga koy bàyyi mu exprimer wu. vraiment yow tamit yaa ngi am liggéey bu am solo bi ngay def ci mbirub liberté. engagement boobu dafa am solo. nit ñi mooy les forces vives de la nation. dañoo war a jóg taxaw ci réew mi fu mu toll. réew mi mu ngi daw ay risques yu mag a mag. ñu artu waxanteeg njiitu diine yi. waxanteeg njiitu aada yi. syndicat yi ñëpp toutes les forces vives de la nation wax parce que gis nga Seydina li ñu abordé wul mooy. dëkk bi yëpp li ko teg fii ci tension bi lenn kese la. muy lan moom mooy volonté président Macky Sall d'avoir un 3e mandat. man gis nga bind naa ko depuis mars 2019 comme dañuy dégg gu si ndey mbill bi. moom nee na waxu ci moo tax ba bëgg avancer. non c'est pas parce que waxu ci. lay tere nit ñi wax ci parce que li ngay gis ni jàpp nit ñi di tëj ak di kii yëpp moom mooy un projet mu déroulé ko mu jàll. 3e mandat bi. loolu nag. c'est inacceptable sénégalais yi duñ ko nangu. na xamante ni. sénégalais yi mënuñu nangu loolu. mën na museler partem ak coalition am nit ñi duñ ci wax mais lii nit ñi danañ ci wax ñu waxanteeg nag ak njiitu diine yi. parce que njiitu diine yi man li may wax dama koy waxaat.
gis nga 23 décembre. 2011. kër diine yu mag yi intervenir nañ très tardivement nañ ko wax nañ waxante dëgg. waaw te réew mi naroon na tàq. ñi waroon yëgal njiitu diine yëgaluñ leen à temps pour ñu mën a intervenir. bii yoon nag ñoom war nañ leen yëgal. ñu xam. ñu jàpp ci loxo. il suffit que xalif Touba wala Tivaouane taxaw ne lii mënul nekk warul mën a nekk président sa kàddu wax nga ko ba pare jeex na mu jeex mu frenkulaayu wax bi jeex. xam naa du amaat beneen wax. ñooñu nit ñi nañu wax ak ñoom pour ñu xam ni li fi am. parce que xam nga man lu taxoon ma teel a bindal article boobu. bi ma koy bind président prêtégul sax serment pour deuxième mandat. dama ne tant que loolu mu ngi ci boppam. politique politicienne lay def. di jàpp nit ñi di tëj nañu dellu ci sama article. ci article boobu ma def. la constitution piégée pour un troisième mandat laa def. ci suuf ku ko liir jàpp ay nit di tëj ak museler nit ñi. mooy lu ñuy dund tey. ak politique politicienne loolu la fiy continuer def nañ ko artu mu dindi ko ci xelam. au moins su ko dindi woon ci xelam dana bëgg liggéey pour la postérité. jéem a liggéey bàyyi fi woy bu rafet. parce que jàpp naa ni. woy mooy mujj. nit ki na nga liggéey pour woy bu rafet. am na solo parce que jàpp naa ni fi ñu jëm nii. malheureusement le président Macky Sall narul am woy boobu pour la postérité. am na solo mbokk yi yéen a ko déggoo mu nekkoon juge Amadou Deme fii seen émission jotaay débat politique di ko gërëm di ko sant yéen tamit ma leen di gërëm bu baax di leen sant di leen jox dig daje beneen yoon jërë ngeen jëf.